bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabiyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki kippaangook alxaq saabit nu ngi leen di nuyu bu baax di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala kàddu gi fekk leen ci jàmm di amaan mbégte lool nag ci dellusiwaat ak yéen ci jotaay yi nga xam ne ñoo ngi koy amal ay bis yi mu jëm ci jàngat doxinu àddina nu koy wax ci tubaab politique waaye nag mu rax diine maanaam politique bu ànd ak diine suñu waxee diine nag mooy luy jagal sunu àddina waaye di jagal sunu ëllëg loolee tax nag nu tànn ay mbokk yu feccantikoo ci ay gox yu nekk ku nekk ci ñoom nuy taataan ci yow li la yàlla xamal ci tomb yooyu nga xam ni joxañ nañ ko di sant bu baax sunu invité yu njëkk yi nga xam ni jot nañ fee jaar ku ci mel ni Serigne Gallo Tall bokk ci parti politique boobu nga xam ni moom la ñuy wax PDS waaye naka noonu la ñuy sante Serigne Baaxir Bousso Mouhamadul Baaxir moom tam ci tomb bu am solo bi ñu dikkaloon démb ci jàngat diine ak politique ci ñi koy mbugoo ak ñi ko doon tey jii nag ñu war a ànd ak Cheikh Moustapha Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom Serigne Modou Moustapha moom Serigne Touba ngir mu waxtaanal nu lenn ci doxeenu Serigne Cheikh ni mu gisee woon politique Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di waajuram nga xam ni bu nu waxee Sénégal tey jii ci yenn jéego yi buñ fa tollee ba lenn ci la ñuy jéggaani raxut ci ñun dinañ ko sante ci lu bare bare xam naa Cheikh Moustapha dina ci dikk buñ bëggee xamle kan mooy Cheikh Moustapha buñ bëggee xamle Cheikh Moustapha al Karim moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma njott naa ni du nekk ku naqaree xamle ndax waajuram di Serigne Cheikh ku nu xam la ci biir réew mi waaye ku nu xam la tamit biti réew Cheikh Moustapha bi mu waree dal jàng Serigne Cheikh jële ko ci ay yoxoom yóbbu ko ciise ci sëriñ daara bu mag ba fa nekkoon ci yooyu jamono ñu koy wax sëriñ Jëmbu Siise foofee la nekk ci ay yoxoom ba sunu borom dogal mu wattu alquran jàng fa ab lim ci téere xam-xamu diine ji gannaaw ba sëriñ Cheikh jële leen fa indi leen Taif ngir ñu continuer seenum njàng ci côté njàngum tubaab bi fa la defee entrée sixième bi mu war a def certificat yàlla dogal mu inscrit ci candidat libre yi admis ci la fa laxasee dem Ndar géej fa la commencé sixième secondaire waaye diggante bu gàtt rek ñu transféré ko yóbbu ko Blaise Diagne foofee la amee BFEM bi mu ko amee nag ci la amee bourse ngir dem Amérique jàngi fa Amérique googu fa la nekk ba am fa bac kon bac américain la am dugg ci université architecture ngir naka la ñuy jànge wàllum dessin maanaam nataal mu nekk fa diirum ñeenti at ba sunu borom dogal mu am fa lijaase yañ fay sàkku gannaaw ba tamit nekk na Amérique googu ci yooyu jamono ba Bamba Day bi ñuy dégg bokk na ci ñi mu sosoo ci seeni yoxo waaye tamit kër Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne moo nekk Amérique boobu ba léegi ginnaaw kër Sëriñ Abdou Lahad gii nga xam ne wala kër Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne Sëriñ Abdou Lahad ak taxawal ngir gani Sëriñ Tuubaa yi moom itam gannaaw booba sàkku na Sëriñ Murtada ñu taxawal kër Sëriñ Tuubaa ci Amérique kër googee nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko dox ba kër googa sotti mu nekk nag ab gëstukat ab gëstoom gën a jeng ci dunduk sëriñ bi moo tax am na bis yoo xam ni Nations Unies dañ koy taxawal moom bokk na ci ñi nga xam ni fexe nañ ba tàbbal turu sëriñ bi ci seen programme ngir ñu koy jàpp xel mu nekk nag ab bindkat bind na ay téere yu limoo limu yoo xam ni lépp wala li ci ëpp ci sëriñ bi la jëm waaye tamit jël na téere sëriñ bi yu baree bari yoo xam ni Cheikh Al Khadim ko bind mu traduire ko en anglais ginnaaw bi nga xamee ne nag jullit ñi bari nañ Amérique li nga xam ne mooy yoonu murit commencé fa dugg di fa tasaaroo
waaye ab gëstu néew ca mbokk ya lool rawatina bi américains yi tàmbalee gëstu ci dunduk sëriñ bi ci loolu ci la xalaatee ni kat lii sëriñ bi bind aajo woon na ñu traduire ko en anglais moo tax yooyu yëpp dox na ci bokk na ca téere yam njëkk a traduire en anglais Sindiidi ak Safinatul Amaan waaye ci loolu tamit doon na sàkku ngir gën a yaatal ab gëstoom ba bindoon ab bataaxal jëmale ko ci université mag boobu tudd Arwa ngir ñu may ko bursu ngir mu dem foofa yokk ab gëstoom ci sëriñ bi waaye tamit dem na lu mel ni dëkki anglais yi comme Angleterre France ngir topp jeexiti sëriñ bi ngir mën ko àggale ci mbokk yi ay yëngatoom nag ci jamono ji moom njiit la ci benn parti bu ñuy wax am nasru googu nag moom moo ngi ko amee ci ndigalal Serigne Saalihu Mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon juróomeelu xalifa ci Cheikh al Xadim kon ab parti la boo xam ne parti politique la ñaareel ba tamit nekk na consultant énergie boo xam ne day dox ay jéego ngir jokkale yenn dëkk yi moo xam muy Sénégal ak yeneen dëkk yu yooyu ngir yàlla dogal ci wàllum pétrole lay yëngatu nekk na ci moom consultant moom Cheikh Moustapha al Karim kon loolu ci tënk noonu lañ koy xamle dañ koy bàyyi incha allah mu tabbi ci waxtaan wi indil ñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma aw doxiinam mook Cheikh Ahmad Tidiane al Maktoum ci politique sunu doxin bu ko defee bu noppee professeur Mouhamed Galaye Ndiaye kon xam la moom itam dina indi ay jàngatam ci waxtaan wi kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ànd ak taaxeerlu Cheikh Moustapha bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi nekk ci ëtt boobu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di leen balu àq te leen bal àq di ñaan suñu borom boole nu jéggal zahiran wa baatinan dañuy tënk addu gi ñiy addu ci tom boobu ngeen ñu wax te man ma taamu woon ko muy gis-gisub ñaari cheikh yi ni ngeen ko tudde noonu di wax ne itam ni ngeen ko laaje daanaka wax dëgg yàlla mën naa ci bind téere mën naa koo tënk bind ci chapitre mën naa koo tënk bind ci paragraphe donc lu gàtt la gis-gisub Serigne Cheikh bi ma choisir junj ci muy Serigne Cheikh Mbacke ñu koy askanale Serigne Cheikh Gaynde Fatma ci lay addu gis-gisam moom dafa mel ni mënta weesaloo mënta juyaloo mënta safaanoo ak gis-gisub Serigne Touba mënta safaanoo ak gis-gisub yonent bi alayhi salaatu wassalaam mënta safaanoo ak ndigali sunu borom gis-gis xëy na mën nañ koo firee ci sa opinion sa xalaat ni nga ko gisee yow suñ borom mooy digle ndigal loo xam ne moo gën ci nun te moom amu ci benn intérêt ba tax na bu ñu dee wax ci gis-gisub Serigne Cheikh Gaynde Fatma dañuy delloo lépp fa yàlla buñ ko delloo fa yàlla nag day daal di simple lool ci ñennat compliqué lool ci ñeneen ndax yàlla moom lislaam la ne mooy diine fa moom inna diina indallahi al islam kon jeneen diine newu fi diine nag nga war a dugg daal di koy firi yaatal ko ndax diine mooy mode de vie mooy civilisation mooy culture te su ma indee yooyu dina ci am benn bu ma dabaatal wax ne boobu ci digg bi muy civilisation am na boroom xam-xam bu mag bu ci bind di américain ànd ak japonais muy clash of civilizations
and the remaking of the new world order mooy choc bi am ci ñaari civilisation occidentale ak civilisation orientale wala civilisation islamique pour être plus précis l'islam yónnee ñu alxuraan muy téere bi mujj ci wàcc te yeneen téere jiitu woon ko tawret injil saboor yiñ ci gën a fésal te yooyee suñu borom am lum ca junj lim ca junj nag dama leen di joxoñ surtout Maïda moom la sëñ Cheikh Gaïndé Fatma indiwaat ci bi muy wax ci code de la famille bu Sénégal ginnaaw buñ ko gaaralee danaa ci tënkaat tuuti ci kanam surtout Maïda lu mu ca wax moom suñu borom azza wa jalla wa man lam yaxkum bima anzala allah fa ulaika humul kaafiroona ku attewul ci li yàlla wàcce ab kaafir nga teg na cab zalim teg na cab faasiq wa man lam yaxkum bima anzala allah fa ulaika humu zalimoona wrong doer kuy tooñ wala faasiq ab saay-saay boo seetloo yëpp itam daanaka dafay delluwaat ci ñooñ ñëpp newuñu ci li yàlla bëgg te li yàlla bëgg nag mooy li nga xam ne bii ku xellu ku ne moo war a am kon bu ñu delloo ci liy tënkam réew la ca jiitu mooy charte fondamentale ñu ko naan constitution bi occidentaux yi di indi seeni réew yu ci bari ñoom ci seen biir dañoo lëkkaloo mu xaw a niroo waaye féewloo ak l'islam ci yu ci bari ba tax na ñun jullit ñi suñu constitution mooy man nekk téere bi suñu borom digle moom la sëñ Cheikh doon duñu foofu di ko tontu ñi defoon projet de loi bi muy Senghor indi ko assemblée nationale ñu def proposition de loi bi koo xam ne kii ca Senghor la bokkoon sax doon ab socialiste di jàng waaye am ko ragal yàlla ci biiram doon de toon la ni tarfatal ay ni mu ne lii kat faaw jullit ñi wax ci mu njëkk ko gaaral Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ne ko ñu ngi waaje voté proposition de loi projet de loi boo xam ne bii de man ànduma ci wax dëgg yàlla si kuy jullit ku ne waroo ci ànd wax ko verbalement Serigne Cheikh ne ko indil ma projet de loi bi gis nga maandu googu indil ma ko bala ma ciy wax mu indil ko mu liir ko soo ko jóg tontu ci mooy kalimatullahi yàlla yaa boobu ma yónnee sëñ Mbacke Diop 1972 bi mu bindee moom li mu xalaat moom sëriñ bi ni mu ko gisee selon ni ko sunu borom gisee gaaral ko nawley kilifaam yi mu fi fekkoon ci jamono ci murit gi Cheikh Abdoul Ahad ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada kenn ku nekk seña nga ci gaaral ko mboolem ko fi kilifa ak diine bu ngeen gis duggee di ngeen gis signature yi tijaan yi ñëpp la ko gaarloon ñëpp bind nañ ci ñi nga xam ne bii jàpp nañ ne war nañ ci addu bind nañ ci en tout cas kon loolu mooy réponse bi nga xam ne bii moom la suñu jox andoon jamono te loolee mooy dox ba tey loolee mooy li nga xam ne bii mënta ñàkk maintenant bu dee Huntington dafa wax chaque clash of civilizations ñun ñu nekk ci li ñu tuddee démocratie n'est-ce pas te démocratie ñoom ñu tëgg ko ci seen xalaat indil ñu ko ñu nekk ci république mooy res publica la chose de tous li ñëpp bokk suuf yóbbeeg keneen ku mën a doon waaw su fekkee ne yow da nga cay maandu kon xëy na da ngaa xamul sa warteef benn ci biir république sa warteef ñaar ci biir da nga xamee ni bii suñu borom nee na la boo gisee injustice wax ci wala nga bind ci wala nga naqarlu ko saxaw kon defe naa ne lii yëpp tam bi dafay indi maanaam constitution ñun suñu constitution comme ni ma ko junjee
ay at a ngi nii naa koy faral di wax léegi laa gis lenn ci intellectuel yi de remettre en cause effectivement constitution bi boobu Sénégal Bordeaux la ñu ko bindee ba ñu koy bind woowuñu ab anthropologue woowuñu ab politologue sénégalais africain woowuñu kenn ku jóge Sénégal ku am benn xalaat ci li ñu war a attewoo noonu laaj ko ca xalaat ñu soog a tëgg waaye ñoom dañ ñoo tëggal ñoom ni ñu xalaate ñoom ne noonu war nañ ne doxe selon li ñu bëgg ñoom moo tax ñu par anticipation dugal baatub laïcité ca biir na diina ne fii na yàlla ne fii république bi ne fee waaw kon defe naa ne buñ koy tënk wax dëgg yàlla mën naa simple lool kon ñu ñëw ci ñaareelu audio bi incha allah bala muy gën a gudd bismillah kon ci constitution bi nga xam moom la ñu indil nga xam ne 2000 lañ ko soppiwaat ci jamono yi Abdoulaye Wade di soog a jël waaye boo koy xool bi Abdoulaye Wade indi ak bu njëkk ba nga xam ne defoon nañ ci ay révision constitutionnelle dans le fond benn la gàllankoor mbir ma mooy laïcité bi lañ tàmbali ak yeneen yu ne ci biir donc loola taxoon na naa koy répété parce que nëbb ko woon bi mu koy wax sëñ Saliou yónni na nit ne ko demal ne Ablaye na soppi sartum réew mi te atteewoo fi lislaam xam nañ ne sax su ko defee tubaab bi danañ ko jéem a xoqatal waaye na xam ne duñ ko mënal dara ngir naam kaaraangeel suñu borom lii sëñ Saliou wax na ko Ablaye Wade en 2000 ci la Ablaye Wade jóge junj mbirum laïcité baat bi gis ngeen fa mujj léegi su fekkoon ne dañoo ne ci démocratie dafay woote laaj lu ngeen bëgg ndax da ngeen bëgg un pays de système ñi bëgg attewoo lii ñi bëgg attewoo lee wala dafay imposer ñëpp ñu attewoo lenn mais comme ci démocratie lañ nekkoon sama gis-gis moo doonoon ñu def ab référendum boo xam ne dañ naan lu ngeen bëgg attewoo tribunaux musulman wala tribunaux droit commun bi wala ñaar yëpp ko defee nit ñi exprimer wu kenn ku ne wax sa xalaat ci mbir mi ñu xool ñi bëgg a def lii ñu def lii ñu bëgg a def lee ñu def lee su dee majorité bi comme niñ koy wax ci démocratie dañ ne ñoom dañu bëgg a attewoo lee ñu attewoo lee ak fu mu mën a doon fu mu mën a féete mais comme dañ na ci ab démocratie lañ ne nañ bàyyi nit ñi exprimer wu waaye laaj boobu bi doon waral ñu xam ndax dañuy attewoo lii wala lee mosuñ koo laaj nit ñi loolu mooy ndëgg sërëx li révision maanaam référendum boo fi mës di dégg fii Sénégal mosuñoo laaj nit ñi ci lu ngeen bëgg a attewoo te américains yi nag dañoo wax ne if you control the laws you control the country am réew ku ŋànk attaya rek ŋànk nga réew ma maanaa droit commun bi moo tegu ci kaw Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak Cheikh Ababacar Sy Mansour ak keneen ku mën a doon waaw moo tegu ci kaw l'islam attey l'islam donc loolu la nit ñi xam loolu nag mosuñu woo nit ñi laaj leen par voie référendaire ne leen est-ce que yéen bëgg ngeen a attewoo lii ay tribunaux musulmans ñi ngi fi woon xaadi yi ñi ngi fi woon dañuy ñëw de façon progressive graduelle dindi ko ba mu jeex ñoom bu ñuy dañuy def de façon subtile di génn ay mbir di dugal ay mbir te kilifa yi ci war a addu diñ ci addu ndax ñoom it amaana yëguñ ko entourage yi nekk ci war a nekk ci ñoom di leen xamal li xew ci réew mi newuñ fa noona amaana leneen moo leen yitteel kon dafa bari ay détails yoo xam ne boo ci duggee da nga ñuy blâmer ñun musulman yi lu tax yéen ahlu tasawuf jógu leen laaj ne leen mais ñun dañoo bëgg attewoo ci fiqhul Malik lu tax nit génn ñu dox ci mbedd mi ne dañoo bëgg ñu changer loi nañ jox kenn ku ne sa xalaat ci ni ñu war a attewoo fii ci Sénégal n'est-ce pas
nga xam dañuy laaj nit ñi ni ma ko waxoon sànq par voie référendaire indi référendum ne leen lu ngeen bëgg indi poñ wala ñu indi lenn. donc loolu léegi nag démocratie mooy lan ci ñoom nañ ko déggee démocratie mooy nee nañ ñoom majorité mooy gouverner bu dee téeméer boo jël am nga juróom fukk ak benn ñooñu ñooy gouverner ñeent fukki ak juróom-ñeent am nañ ay àq ak yelleef muy droit de minorité ñetteel ba muy une participation citoyenne dans les instances de décision loolu mooy suufi yu beeg salafis beeg ku ne war ngaa xool sab gox ñu jéem a dem ci assemblée nationale di fa nasaka nocci di proposer ay loi waaye buñ ne yàcc loi yi duñu fekk ne leen proposer leen ma ñun ñooy dem ne dañoo bëgg a dem fii barab bii ngir proposer loi kon muy participation citoyenne bi ñuy wax leneen la mooy sos koom-koom séddale ko askan wi ci anam jëm gën a rafete maanaam création de richesse ak distribution séddale bi de façon équilibrée masalan bu tey Matam amee or waa Matam war nañu am l'école war nañu am hôpital bu mucc ayib ndaw yi war nañoo ami xëy jigéen ñi war nañoo ami xëy ak mag ñi donc loolu daara yi war nañ leen a bàyyi ñu jàngale ak sëriñi daara yi parce que lii ñuy wax fii lépp nga ci mën a dugal te sëriñi daara yi bokk nañ ci war nañoo bokk ci système éducatif bi te booleeguñ leen ci waaw ba tax na kon loolu mooy démocratie ci tënk droit de majorité maanaam majorité buy gouverner droit de minorité une participation citoyenne dans les instances de décision ak une création de richesse et sa juste distribution de façon équilibrée waaw lii kon ci tënk mooy démocratie léegi nag nun majorité bi ne fii di ay croyants masaguñoo jóg ne nañ ñu defal ay loi yu dëppoo ak suñu pas-pas ak suñu aada dafa am benn élite intellectuelle bu fi nekkoon depuis 1960 am une pensée unique te nan la dëkk bi war a doxee yéen ahlu tasawuf seen si yéen a ngi nii république mi ngi nii seen yoon waru cee ne boo jàppee ne waroo bokk ci dëggëb langue politique gi ngir dafa salte kon déggagoo alxuraan kon yaa ngi dugal sa bopp ci walaakin aksara naas laa ya'lamuun ndax politique dafa bari bànqaas ña ca kaw ga di baykat yi dañ leen defal politique agricole njëndum gerte mi njaayum gerte mi engrais bi intrant yi et cetera loolu benn politique la am na benn politique sécuritaire police gendarmerie force sécurité force de défense yooyu yëpp maanaam benn politique la nga ñëw ci njàng mi muy li gën a crucial ñëw ci histoire bi suñu histoire ndax ñi ngi ñu koy jàngal ni ñu ko war a jàngale njàngale mi tey jii su fekkee ne yow da nga ne duma bokk ci yëf yi tubaab yi tëgg seen façon njàngin indil la ne la nit kat ci golo la jóge te ndaw ñi kat war nañ leen a jàngal nu ñuy sëyee ay mineurs yu nekk enseignement primaire ñuy wax lu demee noonu kon ñoom am nañ programme am nañ agenda bu ñu bëgg a dérouler te su fekkee dañ su ñoon new ci kon ñoom danañ ñëw dëkk ba nga ne kër ga nga ne ëtt ba nga ne dinañ fa dugg defal la fa loo xam ne lii neexu la kon waruñ cee mën a maandu kon encore une fois gis-gisu Serigne Cheikh dafay dellu ci Xaadimu Rasul dafay dellu ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi doonoon chef de guerre n'est-ce pas di wax législation bi ni mu war a tëddee ci sëy ak fase ci dem ak dikk
ci bon voisinage ci relation internationale et cetera lépp mi ngi ci biir alxuraan waaye su fekkee ne dañu suñu yoon new ci kon lajj nañ wax dëgg yàlla échoué nañ kon waaye yii xew fii fan yi moom mën naa yaat ñu bari ci mbir buñ fi jógee nag ñoom acteurs politiques yi man nii bokk naa ci yor naa parti politique muy Nasru dama ci am ndigal ci Serigne Saliou ginnaaw bu ma ko laajee mu jox ma ko dama dul politique nag ñoom ni ñuy politiquer man sëñ ba ma ko laajee daf ne moom rafetlu nañ ko te am nañ ci yaakaar waaye su ngeen ceegee ngeen moytu coow li bu coow jibee da ngay def tekk ba tekk wane yoon donc du ñu woote violence du ñu xas kenn waaye du ñu fen du ñu wor du ñu wax lu ñu narul yàlla nag mooy dogal par conséquent defe naan boo gëstoo taarixu àdduna si gëstu borom xam-xam yu mag yi borom xam-xam boobu mu junñi sànq muy Samuel Huntington bind Clash of Civilizations moo japonais bi Fukuyama di ci wax sax nouvel ordre mondial doon jox booba crise ci démocratie na ngeen ko gëstu ji defe naa war nañ ko def ci arabe ñu miiteel war nañ ko def ci français aussi am na ci français am na ci arabe aussi donc dafa am fa àdduna si toll ñu nekk ci ab mondialisation wala globalisation ñoom ñi àndul ak l'islam bëgg a mondialiser globaliser lépp ni ñuy jàngale ni ñuy fase ni ñuy sëyee ku war a sëy ku war sa sëy liberté d'expression nu ñuy jaayee gerte gi nu ñuy attee et cetera donc lépp lañu mondialisé te Sénégal génn ci ñun nag ñoo war a yeewu xam li ñu war a bëgg ak li ñu war a rejeté donc ci dënk daal loolu moom moo nekkoon gis-gisu Serigne Cheikh ci mbir yi te Serigne Cheikh nag du dongo ci tasawuf Serigne la ci te foofu lay mujjee te wax dëgg yàlla mun ma ko ñàkk wax ngir ba ma ko xamee léegi matagul ñetti at wala ci lay toll kon ci lay mujjee ci wakal bu mujj bi waaw li ma doon bëgg a wax mooy ku fekke jataay ba moo ma ko nettali ku dund jataay ba moo ko nettali Moustapha Lo moo ma ko nettali Sëriñ Madiba Sylla ñu naan ko Sëriñ Dindi Sylla moo dund loolee mu ne sëñ Tuubaa dafa yónni Cheikh Moustapha ñëw ci sëñ Dindi Sylla ne ko sëñ bi nee na wàcc na la nga dem fa sa bàyyi Matar Mariam saytul ko ndax moo ko waroon saytu te amul jot gi sëñ Dindi nee na ma dëpp sama njee ci suuf di jooy Cheikh Moustapha ne ma looy jooy ma ne ko damaa xam ne bi may laxasaayu damaa façon ne yéene dee tàggale maa ko laxasaay sëñ Cheikh Moustapha ne ko boo demee fa sa bàyyi Matar Mariam saytul ko sëriñ bi mel na yaa ngi ci laxasaay gi kon nag jógal te bàyyi yi ngay def sëriñ Dindi nee na ma def ni mag njëkk ñi daan def bala may génn daara yi laxasaay ji dem sama magum taalibe mu ñaanal ma jubali kër Cheikh dem yëglu na si kii si Cheikh Ibra Guèye ñu tegal ko ab fauteuil ab puuf buy wëndee lu mel ni fauteuil yooyu coiffeur yi di yor Cheikh Ibra Guèye toog ne ko Madiba lu doon say tànk mu nettali ko lii ma leen nettali nii ci gàttal daal Cheikh Moussa fa ñëw wax ko lii mu jooy Cheikh Moussa ne ko kon mën ngaa dem fasabaay ngir boo demee fasabaay yaa ngi ci laxasaay gi nee na Cheikh Ibra wëndeelu ci fauteuil bi ne ko Madiba bisimilah jàmm Madiba ana Modou Moussa mu ne ko ma nga fa nee na Cheikh Ibra ne ko ana soxna sant Diop ak soxna sant Lo loolu mu ngi ci jublu soxna Fatma Diop ak soxna Amité Lo soxna Fatma ndey sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma soxna Amité Lo ndey sëñ Mbacke Madina sëñ Madiba ne ko ñooñu day ñu ngi fay soog a yegg si man Cheikh Ibra wëndeeluwaat muy ñetteel yoon mu ne ko bisimilah jàmm Madiba Modou Moussa doy na waar soxna sant Diop buy indi xot bu zaman lay indi waaye nag nit ñi duñ ko xam soxna sant Lo buy indi wàll yu diis lay indi neewaa na kooku peesal gu raaya te du la wat Modou Moussa doy na waar ñooñu fu mu leen jële yow nag demal te bul génn kër googu lii Cheikh Ibra ko wax te boobu Serigne Cheikh
ak sëñ Mbàkke Madina ñi rawantee ay weer yu néew feeñaguñ ci kaw suuf dégg nga mu ne ko ñu ngay soog a ñëw ca kër ga. yéen jàngtaxu nag xam ngeen xut bu zaman mooy lan, xam ngeen xut bu laxtaab mooy lan, xam ngeen abdaal yi, xam ngeen nujubaal, xam ngeen xabaar. kon kooku bu jógee bay àddu ci jamono ci li ñuy tuddee politique ñun gis-gisam amu ci moom na yàlla gisee yonent bi gisee ni borom Tuubaa gisee ni dong lay gisee. kon soññ nañu bari ñu xam sëñ Saliou ñëw gën a dëggal lii, gën a firndeel lii moom mi nga xam dafa jël carrément responsabilité ne Abdoulaye Wade defal lii. kon kooku xam na li mu doon waaw xam na itam fi mu war a taxaw. ñun kay ñoo mel ni lu gëlëm la ma sëñ Blaat waxoon rek ba ma koy nuyu di ko tàggu ma jox ma Masaalikul Jinaan bii tey atumaan ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm pour ma def ko ci anglais boobu dafa fekk ma jàng benn téere Cheikh Abdul Xaadir Jilaani en anglais ba tuddoon Futahul Ghaib Revelations of the Unseen. sama xol jóg ma ne sëñ war nañ ko tàmbalee yaatal ñëw tàggu ko mu woo atumaan boobu ñu ngi liggéey Aynu Rahmati nous sommes en 1984 mu jox ma téere bi waaye sëñ bi laa def ma ne taxaa foofee nga ne ñii dañoo gëlëm ñii dañuy nelaw ku gëlëm da nga koy gindi ku nelaw da nga koy yee waaye nag da nga koy def war ku dem ma dem ku demut ma dem ndax téeméer boo gis kat fukk la cay topp lii la mu wax tàllal ma ñaanal la. pour revenir bala muy tëj ci mbirum sëñ Cheikh nga xam ne Cheikh bi moo njëkk a junji mbiram avant muy feeñ te yàlla xam na ne wallahi lazim li ñu fa bokk taxul ñu koy wax man fu ma gis lu baax fu ne dinaa ko wax ak fu mu mën a doon waaye lii dafa ma marqué. donc sëñ Fallou bi sëñ Cheikh feeñee jamono fekkul Cheikh Moustapha Njaaréem moo ñëw yëgal ko sëñ mag bi ñëw yëgal ko lii ma ne di nettali mi ngi woon ci réseaux sociaux yi sëñ Medlo Mbere nettali na ko te bokkoon na ci magi Cheikh Moustapha yi. bi mu ñëwee wax ko sëriñ bi ginnaaw bu mu yëgaloo sëriñ bi génn mu ne ko Fatma dafa am gan sëñ bi ne tekk sëñ Fall sofale ja dañoo bëggoon kuñ ci dimbali dégg leen baat bi dañoo bëggoon kuñ ci dimbali sëñ bi ne dënd bu yàgg mu ne ko gan googu yi du sa gan du gan ak mbonu saa neen dafa gub dana moom sëñ mag bi ne ko man mii lay sama gan te day la tawoon rasulaay deful woon ca sëtam yi dinaa ko def ci kii ndax rasulaay alayhi salaatu wasalaam daf leen joxoon dëgg te joxu leen doole kii dinaa ko jox dëgg dinaa ko jox doole boo liggéey fu mu jaar ak seetaan leen ko foofa la sëñ Fàllu moo sabab sëñ Tuubaa wax lii ginnaaw bu Cheikh Ibra junjeelee te kee ñee feeñaguñu waaw kon loolu laal ci tënk mooy wax ji saabiqu ilaa magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhaa ka'ardis samaa'i wal ard u'iddat lillaziina aamanu billahi wa rasuulihi zaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu zuu fadlin aziim. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaam alaa rasuulillah sayyidil awwaliina wal aaxiriin wa alaa aalihi wa saxaabatihi al-ghurril mayaamiin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte lool di ñëw di def benn commentaire ci waxi sunu sëriñ sunu kilifa sunu jëwrin di sëriñ Moustapha Mbacké Gaynde Fatma di am mbégte lool di kontaan lool di ñëw di def commentaire ci ay waxam loolu cër la loolu sag la waaye loolu tamit dafa mel ne at-taarixu yu'iidu nafsa dafa mel ne kon histoire se répète xam naa su ma waxee dina gën a leer lan laa jublu ci l'histoire se répète ndax man mi tey jii ñëw di ko def commentaire ci waxu Serigne Moustapha Mbacké Gaynde Fatma sama waajur bi ma jur di Alaaji Basiru Njaay
moo nekkoon secrétaire particulier wu Serigne Modou Moustapha le premier xalif ak taawu Serigne Touba moo ko daan liiral ay lettaram moo ko daan doxal ay soxlaam yu bari waaye tamit nekkoon taalibe ci Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xamee ni mooy waajuru tey jii Serigne Moustapha mi ak Serigne Abdou Mbacke mi nga xamee ni sama Serigne sama xarit kon dafa mel ne at taarixu yuidu nafsa kon taarix histoire dafa mel ne mi ngi répété wu sama waajur boobu ñuy wax Alaaji Basiru Njaay yal na ko yàlla yërëm wàccee ci moom yërmandeem dotti ko ci moom dotti ko ci ñi jiitu ñëpp yal na ko yàlla def ci kàttanam ak ci mbaaxam daf ma doon nett li lu bari ba tey ji maa ngi am ay audioom yoo xamee ni moo ko doon nett li moom ci jëmmi boppam ca na mu nekke woon ci biir kër sëñ Modou Moustapha ak lépp loo xamee ni ay taxawaay yoo xamee ni amoon na ko fa ak sëñ Cheikh digganteem ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kon muy histoire bu yaatu boo xamee ni tey jii su ma ñëwee di def taaqib wala may def commentaire kon dafa mel ne loolu lay dëggal waaye tey sëñ Modou Moustapha dafa ñëw sëñ Moustapha Mbacke dafa ñëw indi waxtaan wu am solo waxtaan woo xamee ni dafa laaj dégg waaye dafa laaj seetantal ndax dafa tënk li ñuy wax une lecture holistique une lecture panoramique la ñu jox ci histoire ci diggante ki nga xamee ni moom mooy sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye tamit ki nga xamee ni moom mooy al maktoum muy Cheikh Tidiane Sy yal na yàlla yokk seen ay leer pour gàttal rek pour bañ a guddal ci waxtaan wi dañuy wax ni sëñ Moustapha Mbacke indi na laytaayal waxam waxi Samuel Huntington junj tamit ki nga xamee ni moom mooy Francis Fukuyama muy ñaari borom xam-xam yoo xamee ni ay américain lañu kenn ki donte d'origine japonaise la muy Fukuyama kenn ki dafa bind benn téere daanaka du woon téere sax article la woon bu jàlloon ci Newsweek suma juumut après la koy soog a def téere muy Clash of Civilization muy Siraul Hadarat keneen ki bind Nihayatu Tarikh muy la fin de l'histoire muy Fukuyama mi nga xamee ni dafa jàpp ni le capitalisme libéral démocratique mooy fi xelu doomu aadama yem ci invention yi ci li nga xamee ni mooy système bi war a mën a jagal àdduna bi donte mooy du système bi gën waaye mooy bi fi tane mooy bi nga xamee ni doomu aadama mënutu koo dépassé muy thèse boo xamee ni daanaka càmbar nañ ko boroom xam-xam yi càmbar nañ ko ba daanaka léegi mën naa wax ni dugal nañ ko ci tiroir yi waaye thèse la boo xamee ni ba léegi mu ngi jëmmu ngi taxaw kon loolu lim leen bëgg a wax foofu ci li ma ci dégge mooy daf leen bëgg a wax ni leen adduna bi kenn mënul nekk ci si ruqam ni man bokkuma ci laaluma duma dal déedéet ndax ñooña ña ngay nas loo xamee ni bu sottee yow ma nekk au fond fin du Sénégal ruq ba nu mu gën a sore la ñuy nas dara dem ba fekk la fa laal sa njaboot kon nag dafa mel ne taal bi lakk gi fépp la laal kon loolu lu mel noonu moo yëkkati woon sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma loolu moo yëkkati woon ki nga xamee ni tamit moom mooy Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ndax ñoom dañoo inscrire woon seen action ci action yenentu bi alayhi salaatu wasalaam ndax yenentu bi moom moo doon jiite ci jàkka ji waaye tamit bu xare jotee mooy sol mbubbu koŋam yor jaaseem jiite mu nekk chef de guerre waaye nekk tamit
chef de la mosquée maanaam moo jiite diine ji waaye moo jiite tamit xare bi moo jiite mbirum àdduna bi kon ñaari casquette la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon casquette président waaye casquette imam loolu nag ku ko xam gis ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu taxawale benn charte wala benn constitution de Médine nga xamee ni c'est un homme politique mooy koo xamee ni lii teem mooy l'organisation de la société lii la sëñ Moustapha Mbacké bëgg laytaaye la waxam pour wax leen ni leen kii di Cheikh Mbacké sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ak kii di Cheikh Ahmed Tijani ñoom ñaar génnuñu démarche yenentu bi alayhi salaatu wassalaam dañoo am lu ñu tuddee al wa'yu taarixi wala al wa'yu al xadari ad diini maanaam ils ont une conscience civilisationnelle wala boog une conscience historique boo xamee ni xam nañu ni àdduna bi ñaar yooyu ñoo ko yor contrairement ak vision bi nga xamee ni moom la ñu bëgg a jox te ñuy wax ni christianisme moo ko créé muy li ñuy wax ni rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu u'tu li qaysar ma li qaysar wa a'tu lillahi ma lillah maanaam daal penc mi ñaara ko séq mooy mbirum àdduna le temporel et le spirituel te kenn ku ci nekk warul laaleeg sa moroom kenn ku nekk dañ laa war a jox la nga moom déedéet Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doxalewul noonu Yonent bi moo nekkoon Qaysar moo nekkoon également le représentant de Dieu sur terre kon moo nekkoon le chef de guerre moo nekkoon le temporel moo nekkoon le spirituel lii le sëñ Moustapha Mbacké laytaayale waxam muy wax ju am solo pour wane ni kii suñu ñaari kilifa yi dañoo xamoon seen jamono waaye déggoon seen diine xam ni am nañu responsabilité bu mag a mag a mag a mag ci histoire parce que jamono jooju ñoom xamoon nañu ni mag ñi fi jiitu woon ñoom ñoo yore woon le temporel et le spirituel boo ko tàmbalee ci ñoom alqaadi Abdul Qadir Kane ñoom Souleymane Baal nga gis ni l'état théocratique bi ñu taxawaloon taxawal justice taxawal état li ñu tax ñuy wax dëgg-dëgg état te boobu Occident xamagul luy lan mooy la notion de l'état l'histoire di dox ba nga gis ku mel ne Cheikh Amarul Fouti mu yore le spirituel yore le temporel nga jàll ñëw ci Mbaba Jaxu mu yore le spirituel yore le temporel nga continuer di ñëw gis Ahmadou Cheikhou gis ba yegg si ci ñoom Serigne Touba ak Alaaji Malik ñoom ñu gis ni jamono jooju kat nekkatul jamono boo xamee ni war nañu yëkkati ngànnaay di xeex waaye war nañ am beneen système boo xamee ni moom la ñuy teg pour mën a sénégalais yi ñu bañ leen a fëkk ci seen diine bañ leen a fëkk ci seen culture mais amoon nañu alwaayu siyaasi moo tax kenn ku nekk ci ñoom taxaw sëñ ku mel ne sëñ Tuubaa dem sanc dëkkam teg projet de société muy Matlabul Fawzayni loolu mooy alwaayu siyaasi ak alwaayu taarixi mooy am nañu une conscience historique conscience politique xam nañ ni penc mi mënuñu ko bàyyi ak ñëpp moo tax am na benn anecdote bu ñuy nettali ni bi nga xamee ni procureur gouverneur bi nga xam ne moo nekkoon Njaaréem bi mu waxee ni moom mooy yilif Sénégal wala boog gox ba nga xamee ni moom la yilifoon biñ ko waxee sëñ Tuubaa dafa ni dëgg la moom moo yilif tabax yi waaye maa yilif xool yi ndax xool yi moo am solo yilif esprit yi moo am solo ndax ki yilifi taax bis bu demee ba ñi nga xamee ni ñoom la yilif ña nekk ca biir taax ya bis bu ñu demee ba mënal seen bopp rek dootoo leen yilif mooy taax yi ci boppam dootoo ko yilif kon mag ñi ñoom xamoon nañu seen rôle joué nañ ko ba mat moo tax bi nga xamee ni nag sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ak sëñ Cheikh Tidiane Sy bi ñu ñëwee gis ni kat ni histoire soppiku na ndax ñi yore woon histoire Sénégal di ko doxal muy rijaalu diin les religieux
gis nañu ni nangu nañ ko ci seen ay loxo en 1960 jox ko ñoo xamee ni tubaab yi ñoo leen yar ñoom it ñu taxaw ni dëgg la mbir yi soppiku na waaye duñu leen ko bàyyee mooy ni ñun danañ xar suñu tànk tubay danañu def ay effort yoo xamee ni ba li nga xamee ni mooy sunu cër ci wàllu diine ci biir état bi dinañ fexe ba xeex ko ba loolu taxaw loolu moo indi kalimatullahi al ulya bi sëriñ bi di junj muy code de la famille bi nga xamee ni moom moo amoon naka noonu ku mel ne Baye Niass ku mel ne Cheikh Tidiane Sy ak ñeneen ci jamono jooju ñoom ñëpp jóg nañu di xeex lu mel noonu maanaam wane ni ay religieux lañu waaye dañoo dugg ci penc bi nga xamee ni mooy pencu politique parce que xam nañu ni bu ñu leen ko bàyyee ñoom danañ dogal ci ñoom loo xamee ni xëy na du nekk li leen di gënal loolu conscience politique boobu ak influence culturelle boobu ñu xamee ni bu continuer danañ dem ba dénaturer sunu culture danañ dem ba yàq suñuy doom suñuy sët loolu moo taxoon Serigne Touba en 1912 bi nga xamee ni administrateur colonial bi bëggoon na tabax benn école muy li ñuy tuddee franco mouride Serigne Touba daf leen waxoon ni leen école bi dafay nekk ci zone mouride yi nga xamee ni ñoom dañ ci am contrôle ñoom maanaam murid yi dañ ci am contrôle xale yi di jàngi di wàcc di ñibbisiwaat ci kër gi nga xamee ni tubaab bi lépp lu mu jéem a def ci ñoom bu ñu ñibbisee ci kër gi ak culture bi ñu leen di jàngal seen diine bi ñu leen di jàngal bu ko defee loola du mën a sotti ñoom tubaab yi lañ bëgg kon ñoom ñoo jiitu Senghor ci enracinement et ouverture nangu nañu ouverture nangu nañu jàng culture occidentale bi waaye nanguñu nag ñu këf seen culture ñoom nanguwuñu ñu xañ seeni doom ñu jàngal leen alxuraan jàngal leen seen diine kon loolu am solo la ñu bàyyi ci xel kon su ko defee ñu xam rek ni ñoom dañoo amoon lu ñuy tuddee al wa'i as-siyasi maanaam dañoo yeew woon xam àdduna nu muy doxee xam tamit dëkk akum réew nan la war a tëdde ak kenn ku ci nekk lan moo ci sa responsabilité ndax yore sa kurus wala nga yore sa kaamil rek toog ci sa ruq ni man diine ma ñor bu waa penc bi di ñëw di yàq sa kër di dogal ci sa biir kër doo ca mën dara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man lam yahtam bi umuri al muslimina fa laysa minhum wala bi amril muslimina fa laysa minhum képp koo xamee ni yittey jullit ñi nekkul sa yitte nee na bokkoo ci jullit ñi kon ñoom xam nañu responsabilité boobu bu baax a baax a baax a baax a baax boo xoolee Sëriñ Tuubaa bind na ni kataba allahu tabaraka wa taala anna dawlata nasara intaqalat min aydihim ila aydi gayrihim kon moom xamoon na ni ñii nga xamee ni ñoo yilifoon Sénégal di tubaab bi di les colonisateurs xamoon na ni nekk gi ñu nekk ci dëkk bi yilif réew mi du yoon te loolu warta continuer ba tax mu prédire wax ni ñii kat réew mi dina toxoo ci seen ay loxo dem ci yeneeni loxo ba tey jii nag booy seetlu dafa mel ne réew mi toxu na ci tubaab yi waaye ñëw na ci taalibey tubaab yi léegi nag mu des tamit réew mi toxo ci taalibey tubaab bi dellu si nag ci taalibey mag ñi loolu mooy combat bi nga xamee ni nag Sénégal moom la dëgmal moo tax ci jamono jii ngeen inde wax ji dafa am solo ndax état yi fi nekk depuis indépendance ba léegi la Gandhi waxoon mooy li am Gandhi dafa ni woon tout ce qui se fait pour nous sans nous est contre nous bu dee état yi réew mi lañ fi nekkal peuple bi lañ fi nekkal te la ñuy def peuple bi gëmu ko bëgg ko kon nekkuluñ fi peuple bi seen bopp lañ fi nekkal ak ña nga xamee ni ñoo leen fi yebal pour ñu nekkal leen fi nit ki kat boo ne li may def ni yow laa koy defal te bëggoo la koo ko bëgg nga defal ko wala boog boo ko dee def doo ci ànd ak moom ba ngeen juboo ca waaye jël say décret jël say constitution comme ni ko sëriñ bi waxee nga xamee ni Bordeaux lañ ko bindee indi ko tàgguwoo ñi nga xamee ni ñoom ngay bindal constitution boobu
kon dafa mel ne liggéey lu ñu seen peuple taxu leen a jóg seen bopp leen tax a jóg ak ñeneen ñoo xamee ni ak yeneen agenda yoo xamee ni ñoom la ñuy liggéeyal kon loolu lu am solo la lu mat a bàyyi xel la naka noonu tamit ñu xam ni mag ñi amoon nañu vision bu yaatu ci wàllu politique vision boobu nag malheureusement ñi nga xamee ni ñooy ndonoli bi ñu ñëwee dañoo mujj dafa mel ne dafa am benn pacte benn contrat social boo xamee ni dafa am mooy yéen féetewoo leen àdduna bi ñun ñu féetewoo diini ji ba tax na woy diine danañ dem ba mu yàgg am lu leen naqari ca ñële su duñu xam nuñ koy fajee te bu boobaa mooy indi yu mel nii nga xamee ni mooy xew ñu dem ba nga xamee ni waa politique waa àdduna nangootuñu déggal waa diine boobaa day juraat yeneen conflit moo tax ca Iran ayatullahil Xumayni ba ñu gisee ni waa àdduna dem nañ ba nga xamee ni faaleetuñu waa diine dañoo jóg maanaam daaneel waa àdduna jël mbir mi yoral ko seen bopp waaye tamit jël waa àdduna jiital leen ci kanam pour ñu jiite lépp lu jëm ci àdduna ñoom ñu des ca ginnaaw di saytu lépp lu jëm ci wàllu éthique ak wàllu moral ak wàllu diine defe naa Sénégal war na xalaat ci exemple boobu bu am solo la nga xamee ni au lieu que ñu bàyyee waa àdduna lépp ñun ñu taxaw fee yore suñuy kurus waaye jàpp naa ni tey jii Sénégal waroon na am ci biir parlement bi ay vision politique yoo xamee ni yu wute la ñuy doon maanaam parti politique yi nga xam ne dañu ko tabax ci beneen système boo xam ne bokkul ak système mu sénégalais waaye ñun li ñu am mooy le mouridisme le khadirisme le tijanisme le layenisme yooyu yëpp fi mu toll nii mënoon nañ cee tabax ay idéologie yoo xamee ni mën naa suqali sunum réew ndax tariqa boo fi dem rek moo xam ci chrétiens yi la moo xam ci jullit ñi la foo ci dem rek da nga gis ni am nañu ay valeur yoo xamee ni xëy na ñoom dong ñoo ca wéet valeur yooyu tamit ci la ñuy tabax ay parti ci la ñuy tabax ay groupe ci la ñuy tabax ay idéologie te loolu mooy li nga xamee ni mooy li nuroog ñun mooy li dëpp ak ñun la Yusuf al-Qaradawi doon wax ni xululul mustawrada mooy solution yi nga xamee ni dañ koo jéggaani indi te ñun boo demee ci laaye ni tey valeur yi ñu am nga dem ci tijaan yi am nañu ay valeur nga dem ci murid yi am nañu ay valeur nga dem ci xaadir yi am nañu ay valeur nga dem ci chrétiens yi Sénégal nga gis ni am nañu ay valeur yooyu tey jii mënoon nañ cee tabax loo xamee ni muy loo xamee ni produit sénégalais la ba pare mën a suqali Sénégal jëmale ko kanam kon jàpp naa ni daal pour commentaire bi bañ a gudd lii daal bëggoon naa ko commentaire wax ko ci li nga xamee ni moom la sëñ Moustapha Gaynde Fatma di sunu sëriñ ñu ngi koy sant di ko gërëm ci mu daaxale bi bu am solo bi nga xamee ni mënoon nañ cee commentaire ay waxtu kon fi may mujjee rek muy tomb bu mujj bi pour wax ni ñu bëri comme ni ko sëñ Moustapha waxee ñu bëri di wax ni politique bi dafa salte du ma ci dugg du ma ci wax ndax politique daal moom dafa doy waar nangam ak nangam et cetera bu ñu fàtte mukk ni wax nañu léegi ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam homme politique la woon naka noonu boo xoolee Yusuf alayhi salaam yonentu yàlla Yusufa boo xoolee dafa dugg ci gouvernement boo xamee ni du gouvernement bu jub ndax buur ba gis nañu ni jubul woon gis nañu ni xukuma ba mu nekkoon du xukuma bu jub ndax lu bari la nga xamee ni def nañu ko waaye teewul moom dugg na ca biir ba nekk ca ministre xool ci biir système bu yàqu ana nan laa mën a duggee ca biir pour mën a yëwanal loolu exemple bu am solo la Ibnu Taymiya al-Harrani indi na ko leeral ko ci defe naa benn ci ay téeréem boo ko xoolee da nga gis bu baax a baax ni exemple bu am solo la mooy exemple Yusuf alayhi salaam ñëw fekk système boo xamee ni baaxul nga ni man naa dugg ci biir donte ña ngay nekk ca biir ña ngi yàq waaye man ma jéem a yëwanal jéem a baaxal man lañ ma dénk ma jéem a baaxal xëy na amaana am ñoo xamee ni danañ ma topp man ca la may baaxal ñu continuer di baaxal waaye dooni lii dafa bon rek nga bàyyi kook ñu bon ñuy décider ci yow di décider ci sa njaboot di décider ci sam réew
nga toog di seetaan parce que nee nga ëtt boobu dafa salte yow doo ci dugg kon ëtt bu salte ñu baax ñu set ñoo war a dugg ci biir pour setal ko loolu kon mooy li nga xamee ni moom la sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma loolu moo taxoon sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy naka noonu bépp homme politique boo xamee ni ci keppaaru diine nga bàyyi ko ba ci moom mii tey ji sëñ Moustapha nga xamee ni nitu diine la ci këru diine yi gën a mag ci réew mi fa la bàyyi ko di doom ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye gis nga ko mu jël yitteem yépp wut parteem parce que dafa gëm ni am na responsabilité ci réew mi dafa gëm ni am na kalima bu mu war a wax réew mi dafa gëm tamit ni mbir yi waruñu ko bàyyeeg rek ñi nga xamee ni xëy na seen loxo setul waaye tamit ñi seen loxo set tamit dañu war a dugal seen loxo ci réew mi ndax loolu mooy tax réew mi mën a yëwan kon foofu laa yem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. nuy amaan mbégte bu baax ci waxtaan wu am solo yi nga xam ni sunu gan gu tedd gi di Cheikh Moustapha al Karim moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma indil nañu ko ci jàngat doxinu politique ni ko kilifa yi gisee woon ñi nga xam ni tey jii réew mi amal na leen njukkal lu rëy rëy kenn ci ñooñee di Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kenn ci ñooñee di Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum Cheikh Moustapha jàngat ko ci biir jàngat ko ci biti lu koy sant bu baax nag ci turu kippaango gi di alxaq saabit di ab lim ci ay woroomi xam-xam yu fi nekk waaye ab lim ci way taataan xam-xam yu fi nekk ku nekk rek jariñu ak jariñe tax laa dikk ci kippaango gi noo ngay sant bu baax ci turu mbokk yooyu yépp di ñaan yàlla sunu boroom dëbbul ak kàttan ba li nga naal liggéeyal réew mi naal ko liggéeyal lislaam yàlla na nga dem ba fu kawe sa njortu ba li say waajur doon yaakaar ci yow yàlla bu yaakaar joojee niil di sant bu baax tamit sunu mbokk sunu xarit professeur Cheikh Mouhamad Galaye imam saa su nekk moom itam suñ ko yittewoo ci mbir mu mën a doon ci jàngati àddina jàngati diine dana am ak woyof lool ba ànd ak ñun ca bëgg-bëgg boobee ñu di ko ñaanal sunu boroom moom it guddal fanam lool ba li mu door ci jamono tut tànk ba suñ jonn yàlla tey muy bay aw waaram ci lislaam yàlla na àgg fu kawe njortam lool nuy amaan mbégte lool nag ci kippaango gii di sant mbokk yi yépp ndax lépp loo xam ne alxaq saabit tëral na ko ci programme rek ngir jariñante ñoom ñooñu koy gën a bëgg sax te kat bokkoon na ci gan gu waxkat la nga koy terale mooy nga déglu ko kon ñoom yitte ji ñu am ngir jariñu ci xam-xam bi fi rot dëgg la seen bopp lañ ko defal waaye ñoo ngi leen ci sant bu baax ndax ñaari yoon rekk a am muy yoon wu jub ak yoon wu dëng ñoom nag ba ñu gisee ni kat am nañ wàll ci àddina am nañ wàll ci diine nu am seen xel mu sell bañ a topp seen bànneex bay wuti li nga xam ne mooy leen di jariñ moom la Serigne Touba doon wax ci Masaalikul Jinaan naan texe ñeen ne ki nga xam ni am xelam a koy niital waaye du ki nga xam ni bànneex bu bakkanam moo koy omat loolu nag ku koy def yaakaar naa di nga daje ngërëmal yàlla Touba di man yaquduhu hijaahu kon loolu la waxoon ci Masaalikul Jinaan noo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah